soldat première classe Soriba Camara bataillon commando maa ngi nuyu bataillon commando maa ngi nuyu bépp homme de tenue maa ngi leen di nuyu sunu mbokk yëpp pour tous les invalides bon léegi bésub tay bi woote armée bi tey woote bi tey bés bi tey lan la nekk mooy ku si nekk si ñun invalide bu nekk mooy sa bés bi nga xamante ne mooy bés bi la gën a metti sa àdduna parce que mooy bés bi nga waroon génn àdduna nga dund mooy bés bi tey moom la ñu woote woon waaw bés bi nag ñun armée amul ñaari armée benn armée moo am mooy xàccandoo dóorandoo léegi nag armée léegi nekkatul xàccandoo dóorandoo ndaxte dañ ñu séparé dañu jël ñii masse la ñu woon groupe ñu nekk benn boobu ñu nekkoon ñu dindi ko fay ñii bàyyi ñii war a li ñu wax mooy que sunu xaalis mooy ñu augmenter ñu sunu pension mixte rappeler ñu ko ñu fay ñu ko loolu la ñu soxla ñu rappeler ñu ko fay ñu ko daal maanaam ba pare pension d'invalidité bi ñu yokkal ñu ko ba pare sunu 10 millions ak sunu kër yi moom la ñu soxla parce que boobu ba léegi gisaguñu dara président bind nañ ko président tontu nañu boole ñu ministre Sidiki Kaba ministre de forces armées te ministre bi moom moo yor ak yelleefu doomu aadama bi ñu président booleeg moom sax man dama ne woon alhamdulilah parce que ki nga xamante ne day xeex ak yelleef doomu aadama kon sunu mbir dina gaaw waaye depuis boobu ba léegi dara kon bés bi tey ñu siy woote te ñun dañu pare woon comme ñun si naqar la ñu nekk te dara réglé gul ba léegi sunu aajo fajoogul ñu bëggoon ko fajee nan si gën a am métit mooy mu jaral ñu dee ñun mu jaral ñu sax bés bi tey ñu dee xam nga daf ñu ko jaraloon tey waaye le sous-préfet Djibi Diallo de Plateau de Dakar le sous-préfet Dakar Plateau Djibi Diallo laa wax moom si boppam dafa am ndigal si ñun lu tax mu am ko cër bi mu ko cëralee lu tax mu am ko ndax dafa dëggu bu ñëwee gis loo xam ne ñu nar ko def mu ne may leen ma ñu déglu ko moom mu dem moom si boppam fi mu war a dem mu dem fa yëpp gis ñu mu war a gis di régler sunu affaire kooku loolu moo tax bu ñu ñaanee ñu may ko mënuñu ko bañ a may xam nga moo tax ñu def kii de presse bi nii parce que politiciens yi ñoom nekkee wuñ fi lu dul wax lu dul dëgg te dëgg mooy doxal réew ñun nag lu ñu soxla wax bi tey li ko waral mooy ko sunu njiit mooy général bi moom si boppam nit di nga jiite ba pare ñi nga jiite ñu nëbbu la dëgg moom dañ ko nëbbu dëgg boobu ñu ko nëbbu nag moo tax parce que xaaj ak seen warul am si ñun jox ñii bàyyi ñii loolu moo tax nag mais bu xamoon dëgg bi si boppam kon du ko doxalee nii te du nangu lii sax du ko musa nangu ñun nag lenn la ñu soxlawuñu lenn lu dul sunu xaalis pour képp kuy invalide si boppam képp koo xam ne am nga laago si armée bi pour man loolu laay waxal pour ñëpp pour tous les invalides. bon xaajaloo bi li ko waral mooy que dañu politique la rek te armée amul politique parce que dañu am bureau boo xam ne bureau corrompu la bureau bi liggéeyul parce que moo waral xaajaloo bi mais bureau bi bu liggéeyoon xaajaloo bi du am parce que bureau si kaw bureau parce que bureau bu njëkk ba daf ko nangu moo tax oui parce que fu mu nekk nii bu ñu ñëwee ne petit blessé grand blessé ñii ñoo gën a metti la ñii seen métit
ñee ñoo gën a metti le mais lan moo gën a metti dof ah dee sax a gën dof xam nga ah nga am maladie intérieurement boo xam maladie feebar bu nekk sa biir yaram ah nekk sa biir yaram di rey sa biir yaram kooku moo si da ngay gaaw si dee da lay yomb bés bu nekk mën nga xalaat dee kooku moo gën a garaaw kooku moo gën a metti ki ñu dagg cëram ñun am na si ñun ñii ñu suñu bëri ñëpp dañu dagg suñu cër suñu biir yaram booboo gën a metti kon ñun ñëpp a bokk yam kan moo gën a metti le kenn gënul metti le kon wal xaaj ak seen waru fi am waaw benn la rek balu pistolet xamul kii la xamul kële la waaw bal moom xamul kii xamul kële amul xaaj ak seen ñun ñëppay àndandoo xàccandoo dóorandoo muy que sunu Sénégal waaw kenn gënuñu bëgg sunu dëkk nag comme ni ñu bëggee sunu dëkk nag noonu la ñu war a dundee àjjana la ñu jaamoo yàlla de te ay kilifa la ñu yor sunu njaboot di yaakaar si ñun ñu bëgg njaboot gu baax bu tekki tamit waaw njaboot gu baax bu tekki nag donc papa ji yow da nga koy def sa njaboot ñu ngi koy defee nag mooy wareef yëpp da nga koy def si ñoom voilà te fu mu nekk nii nag li war nag wareef bi buy war suñu njaboot moo nekkul waaw loolu moo tax dégg nga waaw ñi ngi déglu nag parce que Djibi Diallo wax na ak ñun waaw le sous-préfet wax na ak ñun Djibi Diallo sous-préfet Djibi Diallo plateau wax na ak ñun nee na ñi ngi si koom ñi ngi koy lijjanti maanaam ñi ngi si lijjanti kon du yàggul dara dinañ jot suñu xaalis kon léegi ñi ngi déglu rek bu ñu kiiwul tamit ñun jaral nañu lépp parce que kuy dund te nekkoo boo dee sax moo gën ni jaral nañu lépp bañ ñu si dara ñëwuñu nag pour ne dañu xaru de du xaru de dañu ñaan yàlla def lu kenn deful parce que tamit ñun xoolal muy police muy gendarmerie si boppam lañ lay wax ñun ñëpp homme de tenue lañu waaw bu bés ba jotee ñu xam ne bés bi jot na waaw jërëjëf. El Hadj Mamadou Naawu Gueye, l'association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal. Les anciens militaires invalides du Sénégal bés bi solidarité bu armée def jagleel ko invalides militaires yi mais ñun ñi naqar la si ñun du bànneex si ñun parce que dañu waroon fay suñuy pension mixte ak suñuy pension d'invalidité defar ko pour suñu njaboot di mën a fajoo sur les grands hôpitaux mais loolu amul waaw te nag dañ naroon génn pour marche faf sous-préfet Djibi Diallo yëg ko daal di ñuy woo waxtaan ak ñun nañu bàyyi lépp moo tax ñu taxaw nii bàyyi lépp parce que bu ñu nekkee ci métit moom la ñuy gis amul benn officier armé boo xamante ne taxaw nañ nekk ci métit liñ fi jot a marche ak def lépp pour suñu pension yi ñu jot ko amul kenn ku ci taxaw ñëw wax ak ñun ci loolu wala jàppale ñu si waaye moom moo ñu fekk si suñu naqar ñëw di ñu ko doxal pour ñu mën a am bànneex kon nag ñun duñu tàyyi di wax ci moom waaw looloo tax ñu wax ci moom du alal buñ ñu jox nag ñu ngi ñuy jiiñ nag si biir suñu biir gars yi ñu ngi wax ñenn ñi naan leen di jaxase suñu diggante naan ñi dañ leen jox xaalis mën a Kodo ak Issa mais joxuñu ñu dërëm billaahi wallaahi wal kitaabi du dërëm boo xamante ni autorité jël nañu ko jox ñu ko pour xeex bi ñu arrêté ko xeex bi nag dañ koy continuer di ko xeex ba keroog ba ñu yàlla di may satisfaction waaw ok merci. Bonjour, Issa Diouf, invalide militaire qui a servi au 5e bataillon. Ouais, moi, je vais insister sur la discrimination qu'il y a eu aujourd'hui sur la cérémonie de la journée de solidarité des armées qui a été principalement dédiée aux anciens militaires invalides. Il parle de fraternité, solidarité et de soutien social et matériel. Mais je pense que à cet instant, on devait penser à autre chose. Mais la discrimination qu'il y a eu nous fait tellement mal. C'est à cause de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Ce qui est l'essentiel, c'est, je le rappelle,
le dû qu'on nous doit, on doit nous le payer parce que ça fait des années qu'on est en train de courir derrière. Et on avait même prévu un plan d'action aujourd'hui. C'est à cause du sous-préfet de Dakar Plateau qu'on a laissé tomber. Et je lance un appel solennel au président de la République, au ministre des Forces armées, au général Birame Diop, d'essayer de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Et j'ajoute que le général n'est pas au courant de réellement ce qui se passe au niveau de l'ANAMIS. Donc il n'est pas au courant de beaucoup de choses. Et j'aimerais qu'on essaie de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Je vous remercie. Bon, lenn si boppam woote bi tey muy naqar si ñun gën ñu teg naqar fayuloo nit yi ba pare naan da ngay maye 17 millions ah fayuloo de nit yee ngi soxla nga fay leen am ay soxla ah loolu ñaawal la ah loolu ñaawal la vraiment lii nag soxlawuñ ko 17 millions yooyu ñu may du may de mais ñaawal la du lu dëggu ba doon lu dëggu foofu la ñu génnee chèques yi jox nit yi ñu dem jëli seen xaalis kon gëmuñu leen te ministre bi nag bon xalaate wuñ la woon fii monsieur le ministre Sidiki Kaba xalaate wuñ la woon fii yow ñu ngi la doon xalaate am yaakaar si yow bi ñu am ba président boole ñoog yow waaw monsieur le ministre am nañu yaakaar si yow te bul tas suñu yaakaar voilà yaakaar bu mag la ñu am si yow nag ay 17 millions yooyu nga taxaw ñu koy joxe te war a fay sax te fayuñu ñu parce que yow àq yelleefu doomu aadama da nga siy taxaw kon mot si sëkk daal gën si mot waaw bu la si dara dindi jërëjëf.